nga bi ma ñëw fii dama ko waajal ndaxte 20 ans may wax ñaar fukki at may wax kon du ma wax loo xam ni docteur waxoon naa ko fi président Macky Sall mi jiite réew mi Macky Sall ci boppam moo njëkk tàqale ko ak xelam biñ ko fale en 2012 ba tey jii Macky Sall ci boppam président de la République Sénégal dafa tàqale ko ak xelam ci bañ ko fale def ko njiite réew ku ne dégg nga ñu naan le pouvoir rend fou dafa feeñ si Macky Sall xam nga ku fekk ay ndaw man ba may tàmbali ça fait 30 ans amoon possibilité dem États-Unis amoon possibilité amoon visa sama passeport man kam en 93 mais man Sénégal moo ma ñor man 30 ans ma taxawal sama kuréel en 2002 ma toog ak président Ablaye Wade nekk la bu ndaw mu ne lan nga bëgg ma ne ko bëgg ma dara ci ko suuf lu dul kër buñ faje ñam feebar xel ñu ne ci mbedd mi parce que boobu en 2000 bi ma ñëwee rek dama commencé jël ñam feebar xel di la yóbbu caaro yi bu leen fàttali ko coupe du monde bu 2000 bon Sénégal di football man nit ñi di seetaan match ma dem Kaolack jëf benn ndox bu jigéen indi ko hôpital psychiatrique bu caaro yi waa hôpital sàggane ko ba mu rëcc ma nekk ci mbedd Dakar yi def ay communiqué Sud FM fu ne ma dugg fa di wër xale bi nit ñaa ngi seetaan ba 3 heures du matin ci laa ne nag kon xaaral ma xeex toog Ablaye Wade moo tax Ablaye en 2002 mu ne ma la nga bëgg ma ne ko un centre à Kaolack pour fu ñuy dimbali ñoom feebaru xel Ablaye Wade tabaxal ma centre baa ngi nii 800 millions këyit yaa ngi nii yëpp a ngi nii dama ko wane ba sonn bu ci nekk ma ngeen ko jëm ngeen partagé ko Walfadjri am na ay éléments Mamadou Matar Sarr man ak moom ci Kaolack ci centre bi ñi may suivre travaux yi ma sonn ci bay bëgg a dee ba centre bi ñu tabax ko en 2004 ma pare en 2013 président Macky Sall ñëw tëj bii kër sous prétexte uniquement que ne ñi amee feebaru xel ci mbedd mi kenn du leen faj kenn du leen laal ñan la ñuy dimbale mooy ñi wéree hôpital psychiatrique bu Thiaroye yi ñu yóbbu leen fii ci Kaolack ñu leen di jàngal naka lañ ci yaree ginaar Aïcha boobu ba léegi man Ansoumana Dione nelawuma président Macky Sall projet yi nga gis ngi teg yëpp terre projet yu bëree bëri bakki démb mu yeewu ne nañu bale dëkk bi yooyu yëpp ay jëfu ku tàqali ko ak xelam la d'accord bu ñu dee ñëw léegi ci li nga xam ne moo di tàqali ko xel wax nga ci ñu bëri ñu ngi dox ci mbedd mi mais dañu tàqali ko seen xel yow pour yow lan mooy cause wala nga limal ñu quelques causes yi nga xam ne mooy tax nit di tàqali ko xelam xam nga dañu nekk ci àdduna boo xamante ni dafa soppeeku te dafay daw ay centaines de millions de kilomètres à l'heure avant 2000 amuñoon tey possibilité bi ñu am tey Facebook internet àdduna bi dafa gaaw nit ñi kenn talatul kenn xoolal tey suba rek bi may ñëw fii tey fajar laa jug suma kër ba ni muy ñëw foo toll nit ñaa ngi rëj boobu noonu dafay yóbbu xelu nit ñi xoolal pour nga am ndox jigéen ñi yow 3 heures du matin 4 heures du matin pour di dékk ndox psychose boobu noonu dafay wëlbati bopp jafe-jafe adduna bi chômage bi stress bi gis nga président Macky Sall bi mu faloo ak léegi dama dégg bàkki dem ñu ne CDE mi ngi dàq ay nit par souci financier gis nga ñooñu ñooy dàq lim bu takk boobu noonu mais ñu si bëri dañu am feebar xel après tout à fait accident yi ngay gis nii accident yu bëri ña ko fekkee ña ko dund ñi si jógee dañu am feebaru xel dafa mel ni sax am na ay jàngoro yoo xam ne boo ci jógee mën nga dem ba amee feebaru xel loolu tamit am na ay jàngoro yu bëri parce que gis nga tey président Macky Sall mi may wax sànq daan ànd toog ak xelam suñu ay doom ñun nekk Chine feebar ab musiba wàcc Chine ab balaa wàcc fa yow ngay jiitu réew nga yëkkati kaddu boo xam te ni maanaam daanaka rey nga ay famille laa wax parce que nit ki kilifa suy wax dafa am muy waxee président de la République dañ ko jiite parce que dañu ne garab bu la ëppul garab bu sutul du la may ker su fekkee ne ki ñu war a jiite ki ñu jiital ñun ki ñu war a dal moom moo ñuy persécuté maanaam moom moo ñuy wax loo xam te ni dañuy rek dañ fay jaare dee ñun gis ma leen de
waaye technicien bi ma doon man ñooñu seen doom nekk Chine Aïcha dem na ngeen dem seet ñu bari si ñoom lekkatuñu ñu bari si ñoom naanatuñu ndax kaddu président de la République tey jii ñu amee feebaru xel ba ci assemblée nationale ña nga fa ci gouvernement bi laa wax ña nga fa Abdoulaye Diouf Sarr génnu ci ministre de la santé et de l'action sociale génnul si ñu amee feebaru xel li may wax lu leer lay wax waxantuwuma li may wax dama ko ñeme te dama ko xam dof yi dañu bari ci dëkk bi xanaa xam nga ne sëriñ daara bi jël taalibe di ko dóor ba mu dee kooku wérul bëri na ay man ba ci sama biir kër sama biir kër coolu tuuti dama ñëw taxaw parce que nit ñi wératuñu parce que gis nga télévision yi dafa bokk si lu yàq bopp nit ñi dañuy def ci xelu nit ñi dama lay faat dama lay gaañ sama soxna mi ngi may déglu certainement léegi day wax dama ok dafa kaay ci télé bi ko déggee dama tàkk ndox nga galax njugu nga tuur ko nit ñi dañuy violent président Macky Sall lan lay wax fan yëpp yow naka ngay waxee sa wax ba mu leer nga ñëwaat naan Sénégalais ñu déformé sama ay wax xam nga dafa am feebaru xel boo xam ne de am na ñoo xam ne tey jii bu ñuy dem bu ñuy dox si yoon yow ngay ñëw du ñu nangu nga jaar seen droite wala nga jaar seen gauche dañuy xeex ak yow pour nga moytu leen loolu feebaru xel la. d'accord bu ñu ñëwee un peu si psychologie wala li nga xam ne moom moo jege xel dañuy wax ne que motif de traitement yi ci biir centre psychiatrique yu bëri deuxième motif de traitement bi drogue la ñu ci bëri dañuy jëfandikoo looñ sinébar ba mujj fa tàggalikook seen sago tey également jotul également ñu waxtaanee drogue bi nga xam ne xale yi ñu ngi koy jëfandikoo ci anam gu nekk rawatina jamono ji nga xam ne nii ñu ngi waxtaanee ndax waa wala déet dañuy dépénaliser li nga xam ne moo di utilisation consommation cannabis ou pas ndax yow d'accord nga ci propos yooyu nga xam ne Seydi Gassama yëkkati na ko. xam nga mbirum drogue mooy lu gën a néew di indi feebaru xel gis nga ñiy faj. nekk dans les psychiatries naan lu ci bëri drogue la loolu c'était au temps mais tey jii drogue bi moo ci gën a néew. mais ba tey il reste le deuxième motif de traitement. foofu laa jëm si nii loolu amul c'est pas le deuxième motif c'est archi faux loolu bu yàgg la woon gars yi ay textes yu yàgg la ay wax yàgg la day indil tegal la ko boo demee hôpital wax ba tey de moom la ñuy wax ba tey boo demee hôpital psychiatrique bu Thiaroye soo demee Fann jigéen ñoo fa ëpp en âge de procréation xanaa doon na jigéen ñi dañu tux yàmba jigéen ñi laa wax jigéen ñi du ma la déedéet jigéen ñi ñu ëpp à Fann fi may wax yow nii. du ma ne déedéet. jigéen ñee fi dàqat ñu ñëpp Fann utiliser drogue. dañuy utiliser drogue. waaye ñu si bari. surtout drogue à part injectable bi également. ñu si bari. jafe-jafe àdduna moo leen ko yóbbee. même boo xoolee ñu jël drogue jafe-jafe àdduna moo leen ciy poussé. waaw c'est pour oublier les soucis. c'est très bien donc drogue bi dëgg la bokk na ci te nag moo gën a neex a fekk sax drogue bi moo gën a neex a fekk te Seydi Gassama li mu wax noonu xalaat bu rafet la joxe. dafa joxe xalaat bu rafet. dafa ne est-ce que jarul est-ce que waruñu ko dépénaliser. moom question la posé. li tax mu wax loolu mooy dafa gis ne prison yi tuqat yàmbaay ñu fa ëpp te gis nga tuqat yàmbaay man Ansoumana Dione sama ay njaboot lañu man nii maa leen jaboote parce que Assam ci rôle am toxicomanie daf ci bokk lutter contre la drogue. si si moom noonu mooy cinquième point bi. tout à fait donc gis nga kii jël drogue ni ngay fajee ki am sibiru ni ngay fajee ki am cancer noonu nga koy fajee parce que am na ñoo xam ne seen yaram ñoo judd rek seen yaram laaj drogue. am na ñoo xam te ni yenn circonstances yi moo leen jël la drogue te bu ñu xasee balaa drogue il faut que nga tàqali leen seen yaram ak drogue bi. kenn du ne nit bàyyi drogue da ngay jéem fexe nit ki bàyyi drogue. kon jotul également ñu dindi nit bi ñu def ci ñi nga xam ne dañoo tàggaleeg seen sago ba def leen comme ku feebar normalement bu ñu bëggee affaire bi avancer parce que dañuy jël ñi nga xam ne dañoo amee feebaru xel mettre leen en quarantaine tellement que yow da ngay jàpp ne lii du jàngoro te jàngoro la comme jàngoro yëpp il est temps nag ñun Sénégal ñu teggi esprit boobu ñu def ci ku dof entre guillemets di ko maanaam mën nañ jàpp ne ki amee diabète ki amee hypertension wala ki nga xam ne moo amee cancer dem ay di suivre ay rééducation wala mi dem defi ji li nga xam ne moom moo di ay thérapie am noonu la ñu war a mën a suivre ki nga xam ne moom mooy ki tàggoog sagom sauf que li am problème moom mooy ñi tàggoog seen sago ñu ci bëri dañuy quitter seen kër yi doo leen mën a gisati. lii ma lay wax nii. d'où l'importance de te laisser avec le centre parce que centre boobu. lii ma lay wax nii gis nga li ngay wax nii tey.
moo lay wan ne gis nga hôpital psychiatrique bu Thiaroye bii ngay gis nii may nuyu docteur Boissy docteur Diakhaté Ousmane Seck sama xarit Elimane Cissé hôpital psychiatrique bu Thiaroye dañ ko war a tëj laa wax entre guillemets parce que ñoom sax ñu ngi koy xalaat maanaam dindi psychiatrique bi hôpital gis nga bañ ne hôpital psychiatrique mooy li wax nii foofu la lépp yàqoo hôpital c'est un hôpital télévision c'est une télévision la télévision Walfadjri la télévision telle la télévision telle la télévision telle gis nga hôpital psychiatrique bu Thiaroye dañu war a ubbi yeneen service foofu noonu ci biir gynécologie pédiatrie yeneen service ci biir ñu ubbi yeneen service de psychiatrie dans les autres hôpitaux boo dem Youssou Mbargane nga dem Nabil Choucair ñu ubbi fa ay service de psychiatrie d'accord su ko defee kenn ëpp waxati hôpital psychiatrique su ma la déggee bu baax ni hôpital bu nekk amee ay service ci maladie bu nekk kon yow da nga jàpp ne hôpitaux yi ci Sénégal bu ci nekk war na am service psychiatrique noonu la loolu la wax a nekk d'accord léegi nag li ñëpp di jooy li ñëpp di wax yéen ngeen xam ko Sénégalais boo laaj ñu ci mbedd bi dañ la naan utal leen centre baa ngi nii ñun en 2001. mais en ce moment nag boo waxee ne par exemple ñu def service psychiatrie ci hôpital bu nekk est-ce que c'est pas un peu un danger pour ñi nga xam ne ñoom ñooy faju te seen yoon nekk parce que nit bu tàgg ak sago mën na romb nit jam ko te boobaa du mujj. Aïcha ki am feebaru xel. bu xasee dugg hôpital psychiatrique. demal hôpital principal def naa mooy hôpital bu gën a taaru. fii ci suñu réew moom la ñuy tiitaroo. fi ñuy fajee foofu feebaru xel est-ce que xam ngeen borom tudd moo dàq ci turi foofu. te moo fi gën a taaru nag. te moo fi gën a calme. dafa calme waaw. pavillon France. foofu la ñuy fajee xel hôpital principal boo fa mën nga fa dugg ba génn da nga naan mais fi hôtel la kon gis nga li ngay wax nii donc. c'est une mauvaise image. gis nga bu ñu defulee loolu mooy dof bi duñu mës a faju ci biir si mim réew gis nga ñu ne ci mbedd bi nag fii nii man ba may jóg ut sama terrain ci commune bu Kaolack kayit yaa ngi noonu Abdoulaye Wade tabaxal ma centre baa ngi nii ma en 2001 man Ansoumana Dione man bii laa wax chaque année at bu jot dinaa génnee téeméeri million te dërëmu Sénégal du ci dugg laa wax dërëmu Sénégal du ci dugg très bien loolu ci man lay jóge man mii ak samay pexe bopp te état bu Sénégal dërëm nga si jógee ambassade bu Inde daf ma bind yàgg na boobu aw may ko sec moo nekk ministre de la santé mu ne ma pare naa pour def ci yow ay millions et des millions keneen ak keneen président France Sarkozy bindoon ma bi fi nekkoon ne ma pare nañ pour jàppale lekk yëpp dama ko jël jox ko ministre d'État Mbaye Ndiaye ne ko jox ma président de la République li tax ma ne Abdoulaye Diouf Sarr ant xelam këyit yi nga téye nii Fatou Ka dama bëgg ñu wane ko gis nga lii Ibrahima Bey moo ko signé lii mooy terrain bi ci Kaolack ñu def ko ci turu Assam terrain baa ngi ne 4 hectares 200 mètres sur 200 mètres kii mooy suñu audience bi ak Abdoulaye Wade en 2002 Abdoulaye Diouf Sarr dafa téye këyit yi ak son staff ñoom ñëpp laa wax Abdoulaye Diouf Sarr ne kër gi de mais tey jii ministère de la santé ña fa nekk laa wax ña nekk ministère de la santé ñoo raw coronavirus ñoom ñëpp nag laa wax kilifa yi ci télévision lay waxee ministre Abdoulaye Diouf Sarr docteur Marie Khemesse Ngom DG de la santé bu ñu sañoon ñoom coronavirus bi day law ñu koy waxtaanee tout le temps man ba ma leen gisee ñuy wax ci télévision yi dama demee ñii fan lañu nekkoon ñii ñu ngi si dëkk bi kon ba tey naka nga mën a nekkee si réew gis ay feebar yu xel gis ay problème yu dul jeex nga dégg benn problème nga ñëw di gàttanu boobu problème te problème yi fi nekk fii nii mënu ci dara waaw kañ la Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse Ngom ak docteur Doucouré DLM di wax ci mbirum feebaru xel mas ngeen dégg yéen ñi kan si ñoom tey moo mën a xëy 6 heures du matin 8 heures fekk ko fi et pourtant day ñoom lañ jox alal réew mi de man Ansoumana Dione ba ma ñëw fii kenn jox ma paas dërëmu Sénégal joxuñu ma ko te maa ngi toog di wax ci mbirum Sénégal su ma yaay ju baax génn àdduna ci ñu def ko démb ci altine gi beddi rek man je pense que weesuwul fii Sénégal sax booy waxtaanee li nga xamante mooy feebaru xel yow si boppam dañ lay jàppee li nga xamante mooy dof nañ ma jéggal ci expression bi en ce moment man li ma la bëggoon laaj mooy ñun
depuis ñu xàmmee dañuy dégg Ansoumana depuis loolu aussi ngay xeex pour même cause bi mooy ñi nga xamante ni ñoo amee feebaru xel ñu delloo si leen ci société bi yu ni mel mu nekk loo xamante ni lu noble la ñu koy saluer mais man ci loolu li ma bëggoon xam mooy ndax da nga ko jàng da nga def li nga xamante ni mooy psychologie wala loo xamante ni daal moo lay permettre ngay xeex li nga xamante ni mooy ak yelleefu ñi am feebaru xel. question la bu am solo. gis nga président Macky Sall moo gën a xam tam ne Ansoumana Dione. professeur Mamadou Abdou Thiam moo nekk Fann. mooy kilifa képp kuy faj tey ji ci wàllu psychiatrie. professeur Aïda Sylla. docteur Diakhaté. amul benn psychologue. professeur Omar Ndoye. ñoo la ni ñu koy waxee psychologue bu siw bi. Serigne Mor Mbaye. Serigne Mor Mbaye. ñooñu ñoo xam kan mooy Ansoumana Dione ñi ma li ma nii. yàlla mooy maye. yàlla mooy maye. yàlla moo def ci man xam-xam ay tubaab dañu bàyyi ko fu nekk États-Unis France dafa benn chercheur ba mos a jógee France ñu ñëw fii bu wut benn laaj wër fu ne mu dugg fa. kii yor recherche Samba Kor Sarr. chef d'union recherche au ministère de la santé. parce que man li may wax day leer ci DPRS. mu ne ko xanaa gisoo Ansoumana Dione ndaw si ne ko déedéet mu ne ko il vous répond et il prend son temps. ndaw si fexe ba ñu suma kër. gaar otom yàlla dogal benn instant ma jóg xel sama ataaya teg dina mu ne ma mais Samba Kor Sarr a raison. ma ne ko comment mu ne ma si il m'avait dit il vous répond et il prend son temps et vous êtes en train de prendre votre temps. mu ne ma su ma la gis toon laaj bi dinaa ñibbi France su ma yeggee lan lay wax ñi may yónni. te pourtant la ma doon laaj dama ko doon wax comme kuy foo yàlla mooy maye. da nga ci ànd ak gëstu bu yàgg. xam nga man damay di koo xam te ni benn borom xam-xam. dans si ginnaaw gi. dans le passé mythologie grecque. benn borom xam-xam dafa jékki-jékki rek boobu mu ne j'ai trouvé en grec. am na benn lycée bu nekk benn cours bu nekk Kaolack noonu la ko tuddee. j'ai trouvé baat bi lay moom lay nekk di ba di wër man damay trouvé du ma cherché. baat bi eureka. eureka nga gars yi na lan mooy eureka ça veut dire j'ai trouvé. man du ma gëstu mais damay gis. te bi ma gisee mooy li gars yi di wër. gis nga mbirum feebaru xel. man bi ma ñëwee amul benn réew bu defal ko ci àdduna bi. te bopp bi defaruñ ko. parce que Fatou Ka ñun ñëpp suñu bopp yi. ci kaw la féete. d'accord waaw Awa après Khadija nga intervenir. man yaakaar naa ne mbirum ñi nga xamante ne dañoo ànd ak seen sago dafa doon mbir mu am solo ndaxte ñooñu ay nit lañ comme ñëpp dañoo bokk ci société bi donc kenn waru leen a beddi man je pense que le fait que sax ngay daw nit ki ba mu xam sax yaa ngi koy daw loolu dafay gën a yokk sax feebaram te li ni mel ki nga xamante ni mooy président de la République war na cee taxaw bu baax baax politique yoo xamante ni mi ngi koy jël ci réew mi mu bàyyi waale xel ñi nga xamante dañoo amee bilee jàngoro comme ni ko Aïcha waxee sànq rek jàngoro la comme jàngoro yëpp donc war nañ leen gën a mën a taxaw gën leen a jàppale ba nga xamante ni lii yëpp war naa mën a wàññeeku ci Sénégal vraiment loolu laa ci wax war na dugg ci ay noppi kuy dégg ñu Khadija. Fatou man ay leeral rek laa bëggoon a xam ci état bu suivi boobu nga xam ne moom lañ leen di fajee parce que ñu ci bëri dañuy mooy wax yoo xam ne dañ koy rapporté waaw ñu naan maladie bu ñu demee hôpital dañuy gën a malade ndax médicaments yi ñu leen di jox pour nelaw loo leen ñu ne dafay dem ba seen cerveau yi dafay mujjee nelaw donc au lieu que ñu faj leen dafay gën a aggraver cas boobu moo tax ñu ci bëri dañ leen di bëgg jëlee seen maladie ci hôpital yooyu di leen yóbbu ci ay mysticisme wala si ay sëriñ pour que ñu mën leen a jox ay matuwaay yu war pour ñëpp xam nañ ni daanaka am na ci mais mënuñ def lépp ñu wax suivi médical boobu ñuy wax noonu ne hôpital boo fa demee au lieu que ñu faj la dañ lay gën a feebaral lu tax ñuy wax loolu lan moo waral loolu. man gëmuma loolu président Macky Sall gëmul loolu président Macky Sall rakk bu feebar am feebaru xel moom mu dem seeti ko hôpital Scat bu Thiaroye en 2012 entre les deux tours de la présidentielle man sama mag Salif Dione dafa amoon feebaru xel wér na fekk takkoon na soxna ba takkaat ñaari soxna ñu yor ay doomam. muy jël ay rendez-vous am ma indi RTS Issa Mbaye Samb bi nekk ministre de la santé yóbbu ko Kaolack RTS filme que moom muy expliquer pour la première fois man ma exposé sama propre grand frère à la télévision nationale muy wax loolu wax bu yàqu la nit ñi ñooy jàggati ba pare di ko jiiñ médecin yi médecin hôpital Scat bu Thiaroye hôpital Fann principal dañuy faj bu mucc ayib
faj bu rafet. wala ñu bañ a boole ku amee feebaru xel ak koo xam ne ay rab moo ko jàpp peut-être. du benn daal loolu yëpp sax ay pàcc la. rab bi sax leneen la benn minorité bu tuuti la. ñàkk parce que Sénégal mooy def lu mu xamul rek mun rab la. da ngay gis ku naan paanu ndox ñu ne yii rab la. fekk effectivement mais da ngay dugg ci baar nga fekk ku naan juróomi kees sàngara. pourtant dina rab la de parce que lépp ci xel la. nga gis ku jël cin buy bax dugg ci seen loxo dara lañ jot ñu ay rab la donc nit ñi buñ commencé faju dañu dem ba ci biir bu ñu ñibbee dañuy jaxase traitement yi dañuy jaxase ni nga ko médecin waxee woon. wala ñoom ñuy jéem a fajal seen bopp. foofu nag la problème di ñëwee. man li ci bay nit dañ may woo man leen woo leen médecin bi wala ngeen dellu hôpital. mais bu suivi bi baaxee nit ki mën na am wér-gu-yaram lenn nag moo ci nekk. ba li may fal di wax psychiatrie bokku ci feebaru xel bokku ci boo demee ministère de la santé tey jii ab psychiatre lañ ko dégg xamul ci dara boobu ba léegi mi ngi fii def fa dara moom du sax xëy. li am solo mooy. nit ki boo amee feebaru xel. psychiatre daf koy dimbale daf mel ne rek oto bu paan. dañ koy pousse rek après moom mooy tàkk. dem maanaam psychiatre yi day may nit ki. force pour mu ñëw nekkat société bi. léegi nag la koy tax mu démarrer. loolu leneen la. d'accord merci beaucoup Ansoumana maa ngi lay jaajëfal yow aussi Aïcha Diakhaté di la remercier si thème bu am solo bi nga ñu indi ñu bàyyi la nga daal di tàggoo. ak sa invité aussi. d'accord Ansoumana ma bàyyi la nga tàggoo rek. waaw damay condamné. parce que bi may ñëw ma fii pour am dara. parce que j'ai perdu 20 ans de ma vie. pour mon peuple. mais damay ñaawlu. su ma amoon cravache. mën a jot Macky Sall dama ko koy caw. waaw parce que moom moo tere ñi war a ñi am feebar xel ñu faju dafa benn dox bu ñu jëlee benn waaye jëlee caaro yi. dégg la Sicap Mbao bu doon lëmbee télé bi. d'accord indi ko hôpital donc ñu renvoyé ko. ma leen di gërëm nag di leen sant ci thème bi. waxtaan bi am na solo. waaye Walfadjri lii lañ ko xamee. baatu askan bi. jërëjëf mu doon Ansoumana Dione njiital ASSAMM moo nekkoon suñu invité tey ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yéen tamit ñu ngi leen jaajëfal bu baax parce que nga may rek. ma souhaité un joyeux anniversaire à ma grande sœur Néné Fatima Diakhaté maa ngi koy souhaité mu dund mag ju baax la taawoo taaw maa ngi lay ñaanal yàlla defal la barke jàmm ba say fekkee say njëriñ njaboot gi yëpp on t'aime très fort. amiin mu ngi noonu ñu ngi koy souhaité un joyeux anniversaire moom suñu grande sœur boobu noonu léegi je pense que Ansoumana fi mu daanalee lu am solo la ñi ko bëgg caw xiir gi moom yaakaar naa ne bëri na fii si dëkk bi du yow rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ansoumana di rafetlu encore une fois li nga xamante ni moom ngay xeex suñu borom yàlla na la si defal ndam te lii nii incha allah suñu borom la si teg loxoom sax mu ñëwaat ci say loxo incha allah alors ñu daal di ñëw léegi-léegi ñu dem ci rubrique seetlu. alors da nga mais c'est pas grave petit déj la naan café Aïcha jox leen xale bi ndox mi mu naan café quand même s'il vous plaît dafa bëgg naan café ñoo bañ ñoo lànk bokk ñoo lànk d'accord yarul rek boo yarul ma jottala yaru woo mi ngi fële de dégg nga dangaa yaru sa temps mu ngi dem amoo benn cër moo tax leer laa lay tegal ni waaw xoolal duggal ci waxtaan parce que fi mu ne nii li ñuy def nii ñoo ko tey ñoo lànk ñoo bañ comme ni mu ko waxee sànq ndox mi fii lay des da ngay indi lu am solo dafa am solo da ngay indi lu am solo muy les femmes dévergondées wala sax les femmes ñi nga xamante ñooy les sans repères mu bëri loolu jamono jii nii ci dëkk bi et heureusement que instant bi sax ay jigéen ñoo koy waxtaanee parce que souvent dañuy gis ne góor ñi ñooy faral di ko wax xam naa ne waxtaan bu am solo lay doon. exactement am nañ benn exemple bu dévergondé mi ngi nii toog Aïcha Diakhaté en preuve d'exemple voilà tey nañu indiwaat beneen thème fas yéene waxtaan ak askan wi muy les femmes dévergondées ou sans repère mu doon na mbir moo xamante ne vraiment dafa doon mbir mu doy waar parce que bu njëkkaan dañu seetlu ni que jigéen dafa nekkoon koo xamante ni dafa sacré ndaxte yàlla da koo may loo xamante ni jox ko benn mbindeef ci àdduna donc moom mën nañu jàpp ni que moom mooy magasinu yàlla donc tey jii bu ñu demee ba gis yéen yi nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy jigéen commencé di ko jëfee commencé am benn nekkin boo xamante ni vraiment séntuñu ko woon ci moom dafay jaadaloo vraiment ñu daal di ci def ab taxaw seetlu tey jii li nga xamante ni
on se pose tellement de questions est-ce que tey nekkul li nga xamante ni mooy l'évolution de la technologie moo tax ñuy gis li nga xamante ni mooy dégradation des mœurs est-ce que nekkul parents yi ñoo faillir li nga xamante ni moom mooy seen éducation ci biir kër yi on se pose tellement de questions parce que tey jii li nga xamante ni moom mooy fait yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di gis ci ay xeetu comportement ay xeetu waxin ay xeetu colin ay xeetu jëfin yoo xamante ni vraiment jigéen ñi léegi ñu ngi koy def parce que ñu bëri dañ koy def sax mais ñun jigéen ñooñu ña parce que jigéen mooy société jigéen mooy lépp te nee nañu jigéen moom bu baaxee rek après mën naa baax te vraiment jigéen si moom la ñuy séntu mu mën a am position boo xamante ni position pour defar la tey jii ko ki nga xamante ni moo war a defar bu taxawee benn taxawaay boo xamante ni dafay dëng rek dafay doon loo xamante ni daf ñuy daal di jaaxal lool te côté bi nga xamante ni bëgg naa faa taxaw mooy côté éducation bi parce que tey jii parents yi ndeysaan ñu bëri amatuñu jot dañuy nekk ci mbedd bi ndeysaan di liggéey di xool la nga xamante ni moom la ñuy indi seen njaboot moo tax léegi amatuñu jotu surveiller seen ay doom amatuñu jotu yar seen ay doom dañu gis ni que avant sax boo amoon sax juróom boo ñëwee seen kër sa yaay dina la laaj fan nga jëlee xaalis boobu mais lay tey jii plutôt tey jii dañoo gis ni que c'est tout à fait le contraire on a la liberté totale da ngay am xaalis indi ko say parents duñu la daal fan nga ko jëlee li ci gën a pire moom mooy am na ñoo xamante ni xëy ñu gotuñu yaruñu te ñoom ñooy fayal seen ay parents loyer fayal seen parents ay ndox fayal seen parents yoo xamante ni vraiment amuñu capacité pour def ko mu doon loo xamante ni on se pose la question lan moo tax tey jii parents ñuy toog di gis li ni mel te defuñu benn réaction te li ni mel nag mooy tax ñu gis résultat yi ni mel xale yi nekk ci dund boo xamante ni def seen xel loo xamante ni méngoowul ak suñu ay réalité li nga xamante ni ñoom ñooy jigéen aussi on a vu que beaucoup de filles ont gâché leur image parce que temps yi gis nañ ci benn phénomène bi nga xamante ni xew na trop xale jigéen ak seen copains yi di envoyé ay photos nues ay vidéos nues mu doon nag mbir moo xamante ni vraiment dafay daal di doy waar lool si koo xamante ni takkagul la xamoo sax ba xam moom moo lay takk ngeen sekk yenn yi ba nga xamante ni mu lay yoreel yenn vidéo yenn photo yoo xamante ni mën nga xëy un beau jour gis ko ci internet te internet moom lu fa xas ba dugg moom c'est fini ça c'est marqué à vie te xale jigéen yooyu boo leen laajee lan lañ lay wax soit parce que dañoo bëgg ku góor ki wala boog dañoo kooku da leen di menacer wala boog dañoo soxla xaalis te xale yu góor bi moom defuñu xam nañ bu baax li ñuy def ñoom moom heure caaxaan bu jotee xam nañ fan lañ war a dem waaye heure takk itam bu jotee xam nañ fan lañu war a dem donc nag mu doon loo xamante ni war nañ see yeew bu baax a baax ndaxte kat jigéen dafa doon nit koo xamante ni vraiment yàlla moo ko war mal yàlla moo ko jox valeur donc nit ñi itam valeur bi nga xamante ni yàlla jox nañ ko war nañ ci taxaw bu baax surtout xalaat ëllëg parce que ëllëg comme ni ñuy wax du añ du reer mais lu mat a sóoraale la te kenn ñaanu fi yàlla am ay doom ñu naan sa yaay moo fi doon def lii wala sa yaay moo fi doon def yenn jëf yu ñaaw yi itam gisoon nañ fi temps yi benn cas Karangu defoon fi polémique ci internet yi muy wax soi-disant bon ñu baal ma ci kàddu mais ni mu ko waxee rek noonu lañ ko mën a waxee mu wax ni que genre taat du dara nit ñi dañ koo yóbbu foo xamante ni yeggu fa taat amul valeur bon tey bu ñu déggee propos yu ni mel dafay choqué parce que comme j'ai l'habitude de le dire bien sûr que loolu noonu am na valeur si ñi nga xamante si jigéen boo xamante ni xam na boppam si jigéen boo xamante ni mi ngi xalaat ëllëgam si jigéen boo xamante ni xam na kat un jour viendra dina doon mère de famille lu tax ma wax loolu je vais pas me pencher sur la personne parce que tey jii j'ai l'habitude de le dire léegi internet dafa accessible xale yi dañuy jël seen téléphone am nañ sax opportunité jël seen téléphone parent dugg YouTube imaginons ko yow benn xale bu jigéen dugg ci internet bi dal ci yooyu lay wax te xale bu jigéen bu nooy moom mën na génn def naka su dul noonu ci à travers ses propos moo tax wax dafa doon loo xamante ni dafa am solo je me dis que nit ku nekk am nga devoir ci dëkk bi soit boo ko jëfee mën nga kaa wax joo xamante ne même bu dee benn nit sax moo lay dégg na doon wax joo xamante dafay jëriñ askan wi sinon mieux vaut sax nga doon élément bu neutre loolu sax moo tane nga toog di wax yoo xamante ne vraiment jëmalewul réew kanam defoon nañ ci nag benn élément dem seeti oustaz moom mu wax ne lan nga xamante ni jàngat bi nga xamante ni am na ko ci jamono ji nan la tëree ak xale jigéen ni ñuy dundee ak lan moo wundu li ni mel bu dee élément bi yemb na ñu daal di koy jëli voilà ñu daal di koy seetaan demul ci benn réew waaye mu ngi mel ne taw boo xam ne amul fenn fu ci tawtewul ci biir àdduna bi yëpp waaye bu ñu ñëwee ci kaw Sénégal bi nag dañuy ànd ak tiitaange ndax ndono li nga xam ne magu démb yi bàyyiloon nañu fi ñun mu ngi mel ne dañu ne bëgguñu ko ñu ñëw nag indiwaat beneen façon wu dundin ak beneen façon comportement boo xam ne fi mu ñuy jëmee benn kàmb la boo xam ne buñ ca jóoroo du baax. boo seetloo at yi passé ñu ngi doon wax dévaluation franc CFA mais loolu garaawul bi garaaw mooy dévaluation valeur yi nga xam ne amoon nañ ko
te loolu mooy lu am valeur bu baaxoon bu fi nekk rek dévaluer nañ ko ba tekkeetul dara yu baax yi